xamante ne moom la nar a waxtaanee ñu liiral leen comment ça s'appelle communiqué de presse bi nga xamante ne ministère de la santé def na ko démb ngir wax cas bi ñu am fii Sénégal muy premier cas ci coronavirus bi li ñu wax ci communiqué bi mooy vendredi 28 février 2020 cellule bi ñu tuddee cellule de l'alerte du ministère de la santé et de l'action sociale dañ ko contacté par benn structure privée de la place benn clinique privée moom moo ko woo daal di koy wax ni dafa am benn patient ba nga xamante ne nationalité étrangère la ñoom ñëw nañu consulter ko mais li ñu seetlu mooy dafa am fièvre ba pare rax ci dolli baat bi dafay metti maanaam mal de gorge la amee woon ak bopp buy metti bi ñu yëgee loolu nag la ñu li ñu tuddee tableau base de ce tableau clinique bi nga xamante ne dafa ndiru lool kaawu coronavirus dañu yónni benn équipe mu dem immédiatement ci clinique ba daal di gën a def seen ay enquête def aussi ay prélèvement ci patient boobu patient bi nag ñoom ñu ngi ñuy wax ne xamal ne nationalité française la am na jabar am na ñaari doom mi ngi dëkk fii ci Sénégal depuis 2 ans demoon fële ca France Nîmes ak station wu ski bu région d'Auvergne-Rhône-Alpes diggante 13 ba 25 février ginnaaw bi nag la ñëw Sénégal le 26 février 2020 patient ba actuellement moom mi ngi nekk en quarantaine fële ca centre de traitement des services des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital de Fann la ñu ko daal di jël mettre ko à côté pour mun ko faj bu baax résultat wu test yi nga xamante ne Institut Pasteur bu Dakar def nañu ko dafa positif maanaam waa ji dafa amee coronavirus fi mu toll nii nag état au patient bi nekkul état boo xamante ne jaaxal na leen lool am na benn dispositif boo xamante ne moom la ñu teg pour surveiller ko ak xeex lii ñu tuddee Covid-19 di virusu coronavirus bi gën nañ ko renforcer ba pare ñi ngi def seen kéemtalaay kàttan pour génnee fi daal feebar bi nga xamante ne moom mooy coronavirus. Organisation mondiale de la santé nag ñoom informé nañ ko comme ni ñu ko waxee ci règlement sanitaire international bi ministère de la santé et de l'action sociale mi ngi woo sénégalais yépp ñu calme serein ba pare respecter mesures de prévention yi nga xamante ne ministère de la santé joxe na ko coro ngir mën na rek moytu feebar bi gën ko xeex ba nga xamante ne du law fii ci Sénégal. Bien sûr Bijou daanaka l'essentiel a été dit ci communiqué bi nga xamante ne lire nga ko léegi maladie bi nga xamante ni moom moo di coronavirus malheureusement ñun am nañu suñu premier cas fi nga xamante ne moom moo di ci Sénégal mais il faut noter que kilifa yi jëloon nañu quand même xëj na yenn mesures yi bien avant ñuy am li nga xamante ne moom moo di feebar bi parce que bu leen fàtte ni Abdoulaye Diouf Sarr dernièrement waxoon na ni yàlla tere mais bu ñu doxoon tey ba am li nga xamante ne moom moo di coronavirus am nañu matukaay ak moyen pour xam ana naka la ñuy gérer maladie bi te yaakaar naa ni démb am nañ ci xëj na loo xamante ne gis nañ ko ci bi nga xamee ni am nañu benn cas di benn tubaab comme ni ko Bijou waxee léegi moom mi ngi jógee ca biti réew ñëw fi nga xamante ne moom moo di Dakar le 26 février dernier xëj na li ci xaw a ñuul un peu mooy le fait que moom mu voyagé dernièrement avec pas mal de gens ci volu Air Sénégal je pense avec yeneen 150 personnes. vol donc HC 405. voilà HC 405 mais ñoom ñëpp identifié nañ leen. mais c'est en fait lu woon yomb la parce que li leer mooy kuy tukki jóge dëkk di ñëw ci dëkk on a tous les renseignements ci yow ça moom du woon nekk problème pour ñu mun leen identifier mais dafay faral rek dafay tax ñu xëj na waxaat ci wàllu kaaraange yi ci suñu frontières yi ak fépp fu nga xamante ni nit mu ngi fay jaar pour tukki parce que jàpp naa ni waroon nañu mën a xëj na am moyen wu balaa moom sax muy génn bala muy wàcc di génn aéroport bay dem këram ñu xam ne kii kat mu ngi ak feebar bi nga xamante ne moom moo di coronavirus. problème bi mooy virus bi mun na def 14 jours sa yaram période d'incubation avant ngay am feebar. donc tey su fekkente ne yaa ngi jàll aéroport te amuloo signe tamit y a aucun moyen buy tax ñu contrôler ne la dañ la fiy téye parce que comme ñëpp a ngi jàll. oui mais xam nga Bijou am na yeneen dëkk yoo xamante ne ñoom tey lépp lu jëm ci wàllu dem ak dikk. surtout ci yenn dëkk yi nga xam ne wóor na ni feebar bi am na fa jël nañ ci ay mesures déjà donc il faut dafa am loo xamante ni ko Oustaz Assane doon waxee keroog diine moo ko njëkk a réglementé bu feebar amee fenn foofu kenn waru fa jógee dem kenn waru fa dugg
donc loolu rek je pense que réglé nañ ko depuis le départ donc moi je pense que tey ñu ngi jëm ci naan est-ce que màggal Porokhane dina am est-ce que Kazu Rajab dina am est-ce que appel Laayeen bi duñu ut solution est-ce que noonu itamit la ñu war a wutee solution ci voyage yi dem bi ak ñëw bi parce que là ñu ngi tollu ci loo xamante ne nii problème mu santé publique la ça demande l'implication de tous les pays parce que tey dëkk yi nga xamante ne jot nañu jël seen wàll ñu ngi commencé bari on est à des milliers de cas yu nga xamante ne ñàkk nañu seen bakkan donc nekkatul affaire u caaxaan mais li am solo mooy que ñun ni ko président Macky Sall tweeté démb ñi ko ministre de la santé waxee démb ñu bañ a dem ci tiitaange bu ñu yóbbu nit ñi ci affolement bu ñu yóbbu nit ñi ci panique il faut que ñu ànd ak dal ànd ak sérénité ñu gën a yokk lépp loo xamante ne wàllu kaaraange la mais yokk loo xamante ne lépp loo xam ne wàllu sécurité la jëm ci mag ñi jëm ci xale yi également parce que xale yi ñoom ñoo gën a vulnérable maa ngi koy wax sànq bii xaw ma kenn mi ngi ma naan médecin bi da doon dalal sa xel moi hier j'étais à l'hôpital Fann fi nga xamante ne foofu la malade bi nekk mu ngi ni ko Bijou waxee fépp fi nga xamante ne ñoom ñooy seetu lépp lu jëm ci wàllu maladie infectieuse ak yu mel noonu benn instant ñi ngi toj médecin bi naan ko doo ñu jox masque mu naan ñi nekk ci hôpital bi sax ñoo gën a nekk en sécurité ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci seen ay biir kër parce que xëj na li tax mu wax loolu boo nekkee ci biir hôpital bi tey yaa ngi ci ay cadre yaa ngi ci cadre sanitaire boo xamante ne à tout moment mën nañ la pour ñu jot ci yow ba nga xam lépp loo war a def pour mucc moo gën a yomb que ñu nekk ci kër yi donc tey il faut que ñu yokk li nga xamante ne moom moo di cet gi hygiène bi moom lu mu am doyul c'est important parce que virus la bu nga xamante ne ni ñu ko waxee dina nekk ci yow lu ëpp fukki fan balaa ngay commencer di afficher symptômes yu njëkk yi donc heureusement tubaab bi nga xamante ne tey moom moo ko am famille wam defal nañ leen test bi pour le moment ñoom amaguñu ko donc ñoom itamit mettre nañ leen en quarantaine li ñu naan ñun ñi nekk Almadies ñëpp dañ ñoo war a quarantaine mais mënuñu quarantaine ñëpp parce que même ñi nga xamante ne ñoom ñoo di kilifa yi leeral nañ ni moom mi am feebar bi sax kaawam critigul ba jaaxal leen critigul ba jaaxal kenn donc y a peut-être plus de peur que de mal mais du tere nag mu ngi fi faut pas que ñu naxante faut pas que ñu bañ ko kaala boo xamante ni am na li ñuy ñaan kay mooy mu yem ci bii nii mais man si lu ma bëggoon ñëw mooy recommandation ministère de la santé lan lañ wax concrètement pour nit ci war ko mun a def pour déjà xàmmee feebar bi et aussi bu ñu toogee suspecté ne lii moo leen dal nan la ñu mën a def ak naka la ñu mën a def pour prévenir ko. voilà xam nga li nga xamante ne moom moo di coronavirus ñi ngi koy wax ñu ne ay virus la yu bëri yu nga xamante ni dafay jóge ci ay maladies yu bëri mën na commencer socc ba dem ci li nga xamante ne moom moo di problème maladie respiratoire loolu benn la li nga xamante ne moom moo di coronavirus dañu koy wàllante lu jëm ci wàllu joxe loxo. par voie aérienne maanaam bu ñu dee sëkkat ñu mën a protéger ñi nga xamante ne ñoom la ñu jàkkaarloo wala ñu échauli waaye li nga xamante ne mooy yenn objet yi nga xamante ne mën na jël virus ñu mën ko moytu waaye lépp loo xamante ne tamit laal sa gémmiñ la sa bakkan say bët yooyu yëpp ñu moytu ko donc ça c'est important pour mën a wàññi li nga xamante ne moom moo di paasante wala wàllante feebar bii di coronavirus leneen li nga xamante ne moom moo di signe yi ñuy wax ni moom ngay am xëj na pour ñu mën a njoxte ne coronavirus mi ngi ci yow moom soriwul torop ak soj ni nga xamante ne noonu lay indee ay signes ñu ne boo jëlee virus bi 24 heures après infection bi dinañ commencer di am li nga xamante ne moom moo di signes yi dina dem ci maladie respiratoire yu légère yu modéré ba àgg ci li nga xamante ne moom moo di métitu bopp dem ci sëkkët dem ci gorge buy metti wala bu irrité dem ci fièvre mu nga mel ni ku am malaise genre comme ni ñu grippe di duggee à peu près même signes yi la li nga xamante ni moom moo di coronavirus di affiché bu ñu sukkandikoo ci ministère bi ñu wax itamit ne mën na li nga xamante ne moom moo di coronavirus mën na provoquer ay maladies respiratoires ci ñi nga xam ak surtout pour ñi nga xamante ne ñoom ñoo am feebar yu mel ni ay bronchite ak yu ni mel waaye ñu war a gën a protéger bokk na ci xale yi les nourrissons ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo di les personnes âgées parce que ñoom ñoo gën a nekk à risque nee nañ nag pour mën ci mucc nañu respecter lépp lu jëm ci wàllu cet comme ni nga ko waxee sànq raxas loxo moytu sëkkat ak échauli ci kanamu nit yi moytu nekk en contact ak li nga xamante ne moom moo di mbalit bu bari waaye également li nga xamante ne moom moo di mouchoir
yi itamit booy sëkkat nga utiliser ko boo paree nga sànni waaye masque yi nga xamante ne moom la ñuy utiliser pour le nez itamit c'est important wax nañu ko li nga xamante ne moom moo di symptômes yi itamit wax nañ leen ko sànq précautions yi donc y a que ça bu ngeen gisee cas boo xamante ne xaw na suspect on a donné des numéros am na numéro vert bu ngeen mën a woote 800 00 50 50 am na numéro SAMU 15 15 am na cellule d'alerte 78 172 10 81 76 765 97 31 70 717 14 92 donc numéro yi yëpp di affiché ci écran bi mën ngeen ci contacter bu ngeen gisee kenn koo xamante ne jàpp ngeen ni xëy na mi ngi ak signes wala symptômes wala bu ngeen gisee lu leen jaaxal ngeen mën a woote c'est important. léegi lan moo tax nga wax loolu ma doo xool ma. Almadi nga dëkk na la bàyyi. démb maa waxoon Exidex maa baalu mais dorénavant Bijou en quarantaine man beneen yoon mbuus nañ lay dugal. leen di liggéey. mais leneen li ma bëggoon dëpp ko seen kanamin duñ wax ak man. mais tu sais ce que je voulais dire. am na léegi lu ñu doon wax ni ci wàllu kii bi mais comme par exemple nit yi nañ patriote au fait je veux dire que bu fekkee dal na la mis à part numéro de téléphone yi. nga jóg nga demal sa bopp c'est très important. si nekkoon ci ñi nekkoon ci vol bi sax laa ko bëgg a def. voilà nga xamante ne ñoom depuis démb ñu ngi leen di wante di leen seet di xool fan la ñu nekk. voilà c'est une manière de se protéger ñoom. de protéger leur famille et de protéger la population parce que bu fekkente ne nekkoon nga exposé ak koo xamante ne testé nañ ko mu positif ci coronavirus bi pour man waruloo sax xaar ñu lay woo naan la demal nga xooli sa bopp yow yaa war a jug de ta propre personne nga dem ci hôpital bi signalé wu ne man kat maa ngi woon ci vol bi ñi laa tudd ñu testé xool bu fekkente ne am nga ñu tel la faj bu dee amuloo nga mun a dem ak xel bu dal parce que même ce matin quand j'ai goûté les informations sur RFM maa ngi dégg ni que patient cas bi am noonu ki mu dendaloon moom ci boppam jusqu'à l'heure ñu ngi koy rechercher gisuñu ko peut-être ñeneen yi ñu ngi def seen responsabilité dem nañ ñu xool leen mais ki nekkoon à côté de lui boobu ba léegi ñu ngi koy wër donc bu fekkee au cas où gis nañ ko mais depuis ce matin daal ci li ma jot a dégg loolu la mu dem ñu xool ko bu fekkee dara dalu ko alhamdulilah. On doit saluer aussi l'initiative de Moustapha Cissé Lo qui a décidé de lui-même avec sa femme d'aller à l'hôpital pour ñu dem def ji test parce que moom tamit il faisait partie du vol ak ñi nga xamante ne ñu ngi woon ci SIA bi salon bi. mais ñooñu sax ñu ngi joxe xibaar ni que ñu jógee ci salon de l'agriculture bi yëpp dinañ leen mettre en quarantaine c'est très normal. fi mu ne nii moom ku dugg ci réew mi jógee ci dëkk yi nga xamante ne fa la feebar bi am forcément dañ lay xool dañ lay mettre en quarantaine pendant un moment pour xam. maa leen di ñaan ñu dem. yow tamit boo yàggee doo ñëw. yow bu yàggee doo lu tax du ma ñëw. say xarit lañu. déedéet man gisaguma leen ba léegi gisaguma leen tegante gu ñu bët. waaw te du ma nangu tegante gi xam naa leen. maa ngi nii dem naa boo leen demul dinaa leen vilipender ci télé bi bu leen faale. mais en tout cas c'est l'affaire de tous. li ma seetlu nag mooy sénégalais yi jël nañ ko ñun barki Rasulaay comédie lañ war a exceller ñun sénégalais yi ndekk ñun ay comédiens lañ démb y a eu de ces choses détournement loolu dafay. aider à ne pas semer benn vague de panique bi nga xamante ne moom mooy am ci dëkk bi il faut juste ñu am prévention raxas suñu loxo gel yi nga xamante ne antibactérien yi nañ ko ut éviter laal suñu bakkan suñu ay gémmiñ suñu ay bët pas de bisous pas de nuyu ak loxo salaamaaleykum nii rek de loin accolade yeeg câlin yi boo Amina Tall moi de nature dama bañ joxe loxo man maa ngi dàq câlin waate mais câlin yi dañ koy bàyyi ba yow fi mu ne kenn du la câlin yaag waajee dëkk di kaa bi du wóor yaag waajee doy ngeen waar mais en tout cas mieux vaut prévenir que guérir prévention bi foofu lay jaaree ñuy togg aliments yi ba mu ñor xomm et puis bañ a nekk en contact ak animaux yi nga xamante ne moom la ñu tuddee ay animaux sauvages booy sëkkat yemale sa sëkkat ci sa côté ci coude bi mairie coude bi fii waaw sëkkatee ko noonu mais bu safuloon sëkkat sa na sëkkat à tout moment nag dinaa ko biti loxo mu wàcc palaata moom biti loxo man biti loxo donc et puis éviter contact ak ay loxo bu ngeen génnee seen kër yi bu ngeen ñëwee premier geste raxasu wala limite sax ngeen dem sangu ji bu ko defee ngeen mën a prévenir maladie bi protéger seen bopp protéger seen entourage 20 secondes parce que du nii rek ce matin médecin bi il l'avait dit donc nee na ni mi ngi insister bu baax
pendant 20 secondes et mettre de l'eau javelisée au fait ak kii saabu ngeen raxasu ba mu set ba pare boo leen raxasoo tamit éviter waat di laalaat ay yëf yoo xamante ne voilà donc et même pour les enfants ñu jàppale leen parce que les enfants ne peuvent pas se laver voilà dem naa ci benn boutique di jënd tijji frigo bi jël ba peut-être ma ne waa ji ndax ñëwul tijji woon fii ma ñibbi rek raxasu jël gel bi defaat sama loxo comme quoi parfois boo moytul da ngay parano mais il faut juste ñu suivre recommandation ministère de la santé yi te jël numéro vert yi bu ko defee ñun ci suñu bopp wala ku su nekk suñu wet bu ñu gisee cas bu suspect rek ñu mun a woote daal di daw gaaw seeti docteur bi te bu ñu egsee aussi ñu prévenir leen wax leen lan moo ñu fi indi voilà lii moo nekkoon li ñuy waxtaanee ci coronavirus bi merci beaucoup Thioro tey lijjanti wuñ sa yeneen dëkk yi seen i kaanu mu demee. non kuy yàlla yàlla sa dëkk dafa tëgul du ñu am ba pare di lijjanti keneen. Maroc itamit il faut dire que ñoom tamit enregistré nañ seen premier cas hier. On espère que ñoom itam dina fayam. On espère et puis on espère aussi que dinañ trouver un moyen pour jéem a éradiquer maladie bi le plus rapidement possible merci beaucoup ci bi ngay wax waa